lii de mooy liggéey bu ànd ak relax quoi voilà di jaajëfal gars yi koy partagé actuellement mu nekk vidéo bu def viral ci TikTok réseaux sociaux yi partout heure bu baax bi gannaaw journal bi leen rédaction du Dégtal bis bu ne saa yu jeexee lundi ba jeudi ñun ñu ñëw yaatal li gën a fës ci ay information yi leen di divertir mais surtout yi leen di jariñ ci télévision Futurs Médias di leen ko dégtal bés bu ne mu nekk lu am solo gis nañ message yi via les réseaux sociaux ci sunu plateforme yëpp Facebook Twitter Instagram hashtag bi sunu net la min ngeen ko actuellement nous sommes en live sur YouTube équipe digitale baa ngi ciy jàpp ba ngeen di gis suñu message yëpp lépp luy ay commentaires seen suggestion ni ngeen di participer ci émission bi mu nekk une émission interactive moo tax baaxoon nañu léegi équipe yi gën a renforcer équipe digitale bi ci ginnaaw ngir lépp loo leen di commentaire lépp loo leen di participer ci émission bi ngir ñu mën ko partager en temps réel mu nekk lu am solo leen ni jaajëfal réseaux sociaux nag tey dafa am benn journal bu xëyee benn information bu doy waar arnaque 2.0 yi ci réseaux sociaux yi mooy mbirum natt yi xam nga bu njëkk ba natt yi ci koñ yi la daan xewee suñu ñoom yaay di ko def bu doonte problème doo ci woon ñàkk mais doon nañ ko régler mais léegi nag comme que jamonoy 2.0 la ñu nekk jamonoy digital jamonoy réseaux sociaux ay natt juddu ñu ko naan natt 2.0 yi mu nekk coow loo xamante ni parfois du ci ay jiixi jaaxa wala ay naxaate wala arnaque du ci juddu lii nag Libération suñu confrères yi xëyee tey ñun ñëwoon nañ ci ay weer ci ginnaaw ñëwoon ci jox leen ci ay explications mais toujours dañuy gën di fàttali di gën di ñaax di gën di alerter ndaw ñi mais surtout ñi nga xamante ne ñu ngi ci réseaux sociaux yi ci Facebook Twitter wala Instagram nekk ci plateforme yëpp mais parfois ay initiatives yu am solo di juddu mais am na ci yoo xamante ne toujours ñiy gàmmu ak ñiy raas dem bokkul moo tax tey dañuy interroger mbirum natt yeeg tontine yeeg 2.0 yi ñu interroger kii di Ndeye Fatou Touré nekk suñu benn consoeur nekk fële ca Presse Afrique bindoon ci benn papier bu am solo mu expliquer ñu ci natt yooyu nu muy demee ci réseaux sociaux yi ak ñi ciy joto nax naka la ñuy doxalee. à travers WhatsApp wala même à travers Facebook ça dépend du réseau sur lequel l'annonce a été faite boo xasee ba adhéré léegi ci groupe bi. doo mën a ci génn puisque balaa ñuy approuver sa adhésion dañ lay laaj déjà nga verser sa cotisation bi versement bi ça peut se faire nga envoyer ko par Wave Orange Money Wari en tout cas ñoom ñi organiser tontine bi da nga leen envoyer sa xaalis pour wan ni yow bokk nga ci tontine bi après versement yi ñu ni dañuy def tirage au sort yi suñ ko defee ku nekk normalement war a jot sa xaalis mais d'après les témoignages qui ont été vus qui ont été donnés et constatés aussi ay arnaque la yu bëri parce que groupe yi déjà boo ci adhéré sur WhatsApp soo demee ba gagné nga war a teggi beaucoup d'admin ñiy gérer groupe yi dañ lay bloquer soit dañ lay retirer dañuy annoncer ci groupe bi comme quoi diw gagné na mais à l'heure où tu dois recevoir la cagnotte bi nga waree teggi natt bi ñoom duñu xam ni kii jotul somme bi du coup groupe yu bëri tamit dañuy delluwaat Facebook di gis foofu noonu ay témoignages ñi nga xamante ni ñoo bokkoon ci tontine yi di def ay témoignages comme quoi ils ont été victimes d'arnaque dañ leen arnaqué te personnes yooyu noonu ñu ci ëpp doo leen retrouver parce que ce sont des inconnus qu'on rencontre sur les réseaux sociaux. jaajëf ci kii di Ndeye Fatou Touré nekk fële ca Presse Afrique di ko jaajëfal daf ci defoon benn papier bu am solo moo tax ñu gisoon ni war nañ ko interroger mu expliquer ñu ci mais gën ci ñaax ndaw ñi gën ci ñaax ñi nga xamante ni ñooy jëfandikoo réseaux sociaux yeeg internet yi am na ñoo xamante ni ñi ngi ci di def lu baax lu am solo waaye am na ci ñoo xamante ni toujours ñi ngi arnaqué tey nag dafa am ñu invité ay invité yu spécial muy waa Orange. ñu am benn initiative bu am solo boo xam ne bi moo nekk 11e édition bi muy prix Orange de l'entrepreneuriat social maa ngi fii ak madame Tall Adama Faye ak kii nga xamante ni moo jëloon prix bu année 2018 bi mu ñëw témoigner waxtaan mais am ngeen tamit seen mot à dire ci sujet bi nga xam ne wax nañ ko fii mu nekk lu xew te yéen Orange da ngeen connecté yéen a ngi Facebook ak Orange Sénégal yéen a ngi Twitter ak Orange Sénégal te man xam naa seen waa ji nekk ci ginnaaw Orange bi nga xamante ni aussi très réactif
ci réseaux sociaux yi. maa ngi leen nuyu Ibou voilà. waroon bàyyi ba ci kanam ma wax turu Ibou bi. mais Ibou bi siiw na quoi. waaw Ibou moom macha allah moom borom baax la moom. voilà maa ngi lay nuyu Adama di la jaajëfal nuyul téléspectateurs rek internautes yi. jërëjëf Mamadou. di nuyu ñëpp di nuyu téléspectateurs di nuyu internautes yëpp am mbégte loolu nag nekk ci sa plateau bi ci heure bu baax bi. jaajëf heure bu baax bi mi ngi noonu gis nga internautes yi ñu ngi naan waa mais heure bu baax bi mais tey dinañ ñëw waxtaanee mbirum entrepreneuriat social. c'est initiative bu am solo 11e édition bi dinañ ci wax léegi mais surtout arnaque 2.0 bi yow xam naa yaa ngi ci réseaux sociaux yi bien sûr. mais est-ce que parfois nga bokk ci natt 2.0 yi. waaw natt 2.0 nag bokk gu ba ci mais maa ngi koy dégg. xanaa di ñaax nit ñi rek ñu gën a def attention. ndax comme ni nga ko waxee rek réseaux sociaux bi lu baax baa ngi ci mais safaan bi tam mi ngi ci. waaw donc utilisation bu ñu ci mënti def rek. nañ ci def ndànk bu ñuy partage suñuy données aussi ñu xal nan lañ koy partager pour bañ a am ci leneen lu ñu naqari. mu nekk lu am solo. loo xam ne lu am solo suñuy données dafa nekk lu am solo ñun tamit saa su ne dañuy gën di ñaax alerter internautes yi téléspectateurs yi ci moo tax ñu choisir heure bii. pour ñi nga xamante ne ay mag lañu suñu yaay yeeg suñu papa yi heure yi dañuy waajal añ yi te dañ mën a toog di seetaan. conseils yeeg alerte yi ñu leen di defal mais surtout ndaw ñi nga xam ne actuellement ils sont en live sur les réseaux sociaux ci suñu plateforme yëpp actuellement sax. waa Orange ci boppam dañoo partager suñu live bi. très bien donc li ñuy waxtaanee nii. dina soxal ndaw ñi ndaxte ci kanam dinañ waxtaanee mbirum Orange l'entrepreneuriat social. mu nekk lu am solo loo xamante ni vraiment. idée bu baax la 11e édition bi lan mooy li nga xamante ni mooy solos prix boobu. waaw solos prix bi Mamadou. mooy li nga ko waxee déjà ñi ngi ci li ñuy wax 11e édition. donc du démb wala du bërki démb lu yàgg la. waaw te prix boobu jugul rek lu dul rek dimbali ndaw yi. bu ma nee ndaw yi nag mooy ku am 21 ans jëm kaw. waaw ki nga xamante ne am na projet boo xam ni buñ ko ci jàppalee askan bi dina ci gis boppam. waaw loolu la ñuy wax projet à fort impact social. environnemental aussi mooy dëkkuwaay yi dëkku bi dina ci dina ci gis avancé. donc projet bu innovant. voilà bu innovant amal njëriñ askan bi yëpp. waaw loolu mooy. donc ñiy nekk ci ay start-up. mbirum internet. waaw par exemple créer ay affaires yu bees. merci beaucoup waaw. loolu dina soxal bari na ci nag ay ndaw ñu ñuy suivre actuellement ci réseaux sociaux Seydou mi ngi ni kay exemple la ci. moo tax ñu woo ko Seydou ñu ngi lay nuyu Seydou Ndaw yow yaa gagné woon wala yow yaa jëloon prix wu année 2018 la wala 2019. 2018 la 2018 lan nga innové woon lan nga créé woon ba gagné prix Orange boobu. maa ngi nuyu ñëpp. di jaajëfal ñëpp. 2018 maa ngi gagné woon prix Orange entrepreneur social. ak projet Bëgg Liir. Bëgg Liir benn start-up la buy permettre nit ñi ñuy àbb livre ci benn plateforme. da ngay toog sa kër dugg ci plateforme bi àbb livre ñu andil la ko. wala nga ñëw jël ci ko. waaw mu nekk lu am solo. waaw yombalal waaw. bi nga jëlee prix bi lan la ubbil actuellement nii depuis 2018 2019 ba ñu ngi 2021. non bëri na lool. bëri na loolu ndaxte maa ngi nii toog ci plateau bi gagné prix bi moo tax. loolu ci avantage yi la bokk waaye am na yeneen ak yeneen ndaxte am na xaalis boo xam ne ni bu xaw a takku boo xam ne ni mu ngi ci. ki gagné mën na ko am. d'ailleurs loolu la ma benn internaute di laaj li nee na ma Orange da leen maye crédit baax na mais prix bi ku ko gagné lan lay am balaa ñu cee wax. loolu dafa nekk lu am solo. day soxal internautes yeeg téléspectateurs yi mais balaa ñoo wax koppar bi nga xamante ni moom la Orange teg ngir prix Orange de l'entrepreneuriat social bi nga xam ni 11e édition yi ñi ngi ci am ngeen possibilité bokk ci ci plateforme Orange yëpp. déjà ñi ngi fas yéene tëj. li nga xamante ni mooy dépôt yi le 5 juin. waaw mu nekk lu am solo le 5 juin c'est dans quelques jours. maintenant donc mën ngeen a daw gaaw déposer seen ay projets na nekk lu innovant comme ni ko madame Tall waxee mais balaa prix ñu leen di wax ñaata ngeen di gagné. nañu ñëw ci li nga xamante dañ leen koy dégteel saa su ne mooy image cachée bi. question yi nga xam ne d'ailleurs internautes yi ñoo ñu koy proposer saa su ne wax naa ko li xew ci biir internet bi mooy seule émission boo xam ni avant la pendant ak après. donc même après émission bi bu jeexee dañuy continuer discussion yi ci réseaux sociaux yi. ci suñu plateforme yëpp. Facebook Twitter ak hashtag bi suñu net boo demee YouTube live bi waa équipe digitale baa ngi ciy jàpp Adja di ko jaajëfal war leen image cachée bu démb bi ñu joxe réponse bi indiwaat leen tey bu bees bi. Apu réalisateur connecté image cachée démb nag dafa mel ni yomb na Moustapha Niass. ndax gis naa internet yëpp a ko trouvé ndoo moo tax duñ ci choisir kenn di ko yóbbu ci jiil yi ndaxte gars yi dafa mel ni daal ni ñuy nëbbee image yi dafa yomb quoi
parfois ñu ne ñu woy proposer leen ko xam ngeen Moustapha Niasse président de l'Assemblée nationale nekk koo xam ne kenn dootu ko présenté ci réew mi ci parcours am ci politique ci jamonoy Senghor ba ci léegi nekk na koo xam ni poste yu mag yu ne mu jël ko fi moom Moustapha Niasse yàlla guddal fanam mais surtout nekk koo xamante ne aussi internautes yi ñoo ñu proposé nañu ñu def ko image cachée loolu nekk na lu am solo di jaajëfal Jili CSB nekk rond-point cité Kër Góor gi Jili moom mi sponsorisé rubrique bi ñu duppee image cachée Jili ma nga nekk rond-point cité Kër Góor gi lépp luy matériel électroménager waaw ay téléphone portable aussi Samsung fold yu bees yi téléphone yu bees yi connecté yi télévision connecté yi loolu ma nga am ngeen possibilité Jili amee ko fële ca rond-point cité Kër Góor gi Jili mooy seule boutique bu nga xam ne dañ ko authentifié bu Samsung fii ci Afrique de l'Ouest mu nekk lu am solo Jili di ko jaajëfal moom ci kóolute gi Apulaay wan leen image cachée bu bees bi dafa bokk ci émission li xew ci biir internet bi heure bu baax bi à partir de 13h30 la bis bu ne image baa ngi ni bii ne xanaa dafa xaw na jafe quand même ah yéen dama leen bàyyi ngeen am ngeen possibilité ah peut-être ñu choisir ci kër ah bon yow moom nga gis Khalifa Sall teel nga xamee affaire bi de nii wala bon wóoruma xaaral ma xaar réaction internautes yi déjà ñoom tamit xam ne dañuy participer en temps réel actuellement nii maa ngi gis seen commentaires yi kon ku ci mel ni Boubacar Mbaye nee na moom Moustapha Niasse la waat bon non am na ku ne Khalifa Sall man nag wóoruma équipe digitale bi mooy ñooy nekk ci ginnaaw di préparer affaire yi mais surtout parfois internautes yi ñoo ñuy proposer ñuy def image cachée hashtag bi sunu net di leen jaajëfal ñoom ñëpp ndaxte commentaires yi bari na gis naa ni ngeen participer ci émission bi moo tax tey ñu woolu waa Orange wala waa Orange ñëw choisir émission li xew ci biir internet bi ngir gën a mën a jàllale seen message ndax xam nañ ne ndaw ñu bari ñooy suivre émission bi te heure bi voilà heure bu baax bi la quoi amul leneen madame Tall donc comme que internautes yaa ngi doon laaj prix léegi prix Orange de l'entrepreneuriat social bu 2021 bi ñett ñi ñuy choisir naka lay demee voilà ñett ñi ñuy choisir donc am na un premier prix premier prix bi dina jot maanaam ay koppar yu toll ci 5 millions deuxième prix bi dina jot 4 millions troisième prix bi dina jot 3 millions mais accompagnement bi nag yemul foofu xam nga tamit nag xaalis neex na trop mais boo bëggee accompagner dëgg projet maanaam li muy laaj dafa bari donc accompagnement technique daf ci am solo Seydou xam na li may wax donc dañ lay gën a tàggat ci activité bi ngay def boole la ak ñu nga xamante ñoo gën a xarañ ci domaine boobu ñu gën la cee jàppale pour nga monter en compétence waaw donc accompagnement technique dafay am ak accompagnement financier bu loolu weesoo nag 3 yi gagné dañuy nag mën a dem éligible pour maanaam prix international au niveau du groupe parce que boo gisee POESAM bi 17 pays ñoo concerné par POESAM donc Sénégal ñun bu ñu amee suñuy 3 lauréats dañuy dem nag France maanaam ci au niveau du groupe Orange foofu tamit ñu jongante ak ñeneen ñu jóge yeneen dëkk yi maanaam essayer aussi gagner prix foofu foofu tamit 25 000 euros am na fa 15 000 euros am na ak 10 000 euros xam nga loolu tamit am na solo voilà encadre sànq yaa ngi doon wax encadrement bi ak surtout ni ñuy accompagner ñi nga xam ne ñoo gagné prix yi Abou moom mës na ko gagné donc dinañu expliquer naka la encadrement bi di demee ak ni ñu leen di accompagner parce que day tàmbali nga ñu jox la benn local foofu muy Orange Digital Center boo xam ne da nga koy occuper pendant 6 mois je pense tamit dañ lay boole ak ni mu ko waxee ay ñu xarañ si li ñuy def ñu jàngale lépp lu jëm si wàllum design thinking ay nangay lever fonds ay affaires yu mel noonu yoo xam ne lépp loo xam ne nii entrepreneur dina ko soxla léegi day da am benn genre lever en compétence boo xam ne ni sa business da koy ressentir nekk na lu am solo mais leneen li ma la bëgg a laaj mooy Seydou instant yi jeunes yu bari ñu ngi lay suivre ñu am 21 ans war a bokk ci wala bëgg a bokk ci maa ngi seen commentaire ci prix Orange de l'entrepreneuriat social lan nga leen di conseiller ba ñu def ni yow gagné prix bi ñoom tamit ay années ñu ñëw taxaw TFM daan ne voilà ñun ñoo gagné woon année bu 2021. waaw mën na nekk de ndaxte fii moom ñëpp a am seeni chance. bi may tàmbali man yaakaaruma woon ni sax naa mën a gagné ndaxte dam commencé woon naa benn projet. mooy li ci gën a am solo nag mooy tàmbali. mooy lu mu munti doon déjà tàmbali dafa am solo. te tàmbali mun nañu wax ne bind tamit tàmbali la. mooy nga bind projet ndaxte da ngay gis ay jeunes yu bëri dañuy am projet mais duñ ko bind. te loolu mooy première réalisation projet. soo weesoo tàmbali bi nga jéem a xool yow si fi nga toll lan nga mën a def
pour projet bi commencer di dox. su fekkee dem seeti nit ki la waxtaan ak kee uti information fële. loolu ndànk-ndànk dina la permettre yow ngay gën a maîtriser yow sujet bi nga nekk. bëgg cee entreprendre. parce que ko ëppalewul xam-xam ci benn domaine rek. munoo ko ci jàngal dara te entreprise loolu la. mooy ne nag TFM dafa maîtriser wàllum jumtukaayu xarala yi ci wàllum information. moo tax muy joxe information nit ñi di ci topp di leen seetaan. mu nekk lu am solo leneen li am na beneen internet bu posé beneen question nee nga naka lañ mën a def tamit ñoom ba xam ci ku am sa projet boo xam ne c'est innovant maanaam dafay yëngatu ci mbirum internet ak digital. est-ce que am na chance peut-être gars yi jël ko xam naa loolu moom waa Orange lay gën a ñor mais gën a leen encourager rek. non ñoom moom lu mu gën a am technologie sax mu gën a doon point fort. ndaxte technologie dafa doon loo xam ne nii mën nañ ko multiplier lu bari. facilement mën na am 1000 clients wala millions parce que gis nañ ko fi Facebook. am 1 milliard d'utilisateurs. loolu mooy force su technologie léegi nag Orange ñoom day tax. projet yi ñoom li ñuy gën a jël mooy ñi nga xam ne nii. yaakaar nañ ne war nañ ko mën a def Sénégal. mais war nañ ko mën a def tamit yeneen dëkk. loolu mooy solo bi. léegi madame Tall il faut ñu jox leen adresse bi fi nga xamante ni ndaw ñi may gis ñu ngi réagir yëpp intéressé na leen fan lañ mën a dugg jaar ci site internet wala plateforme yi même ci rappelé ni Orange mi ngi ci Facebook mi ngi Twitter mi ngi Instagram Orange ngi ci réseaux sociaux yëpp. déjà ñoom bokk nañ ci ñi gën a digital fii ci Afrique de l'Ouest mën naa ko wax Orange Sénégal surtout. ñoom dañoo dëgg la waaw Orange Sénégal ñi ngi Facebook seen plateforme boobu dafa dox sax macha allah dañ leen di suivre lu bëree bëri ay live yu am solo ngeen fay dem. léegi plateforme bi ñu mën a jaar ngir ndaw ñi gën a mën a participer ci prix Orange de l'entrepreneuriat social mooy 11e édition yi surtout ay jigéen rek laa gis ñuy gën di kii ñoom tamit dañ leen war a gën a mën a encourager. waaw dañ leen war a gën a mën a encourager loolu moom dëgg la. balaa may ñëw ci plateforme bi. peut-être revenir rek ci importance bi Orange Sonatel innovation ak jeunesse. gis nga POESA bi dafa nekk benn mécanisme rek ci mécanisme yi ñu teg yëpp. pour jàppale ndaw yi. parce que nag xam nañ ni que tey Sénégal dëkk bu nga xamante ne nii su ma juumul à plus de 70% nee nañ ñu amul. non. voilà xam kon loolu. nation bu jeune la. waaw donc bu ñu leen bëggee jàppale tamit tey jii xam-xam xalaat. yaakaar naa ni c'est la chose la mieux partagée. ku ci nekk tey war nga mën a am benn domaine bu nga xamante ne ni xarañ nga ci war nga ci am projet te war nañ la ci mën a jàppale. donc par exemple am na yeneen mécanisme tey yu nga xamante ne ni pour accompagner les jeunes porteurs de projets et les jeunes entrepreneurs. waaw Linguère Digital Challenge boobu noonu am na benn soxna boo xam ne nii comme li nga doon tàmbalee. mooy projet wu Tontini i Tontini la tudd. moom mu ngi def lu am solo. donc xam naa sûrement dafa wóor am sécurité. parce que ñu doon tàmbalee affaire insécurité la arnaque yi ci am. exactement mais bii moom dafay créer looy gën di créer luy am sécurité ndaxte sécurité à 100% doonte amul ci internet. dëgg la mais nit ñi nañ ci wóolu seen bopp c'est-à-dire nañ ci nekk ñu xaw taneen yaakaar ne. li ñu bëgg ci wàllu sécurité yaa ngi ko doon wax sànq. exactement données personnelles yeneen yi ko ëmb dina nekk lu am solo. mi ngi noonu nag. waaw donc lien bi. waaw lien bi dafa am solo. nga préciser ko ndaxte ñii balaa moo jeexal kay il faut ñu wax ko jàppale ñu ci réalisateur bi daal di koy afficher ngir ndaw ñi. exactement gën ci mën a jàpp waaw. voilà donc lien bi startup la .orange.com pour ñëpp ñi nga xamante ne bëgg nañu dugal seen projet. tenter seen chance ci POESA bi. vraiment may ñaax ñëpp nag jeunes yëpp bu ñu hésiter bu ñu ragal am nañ seen wàll am nañ seen place. mi ngi noonu affiche baa ngi noonu gis ngeen lien bi startup la .orange.com mu nekk lu am solo POESA bii nekk na loo xamante ne soxal na ndaw ñi soxal na jeunes yi mais surtout ñu am ay projets yu innovants yoo xam ni war nañ ko mën a partager Orange da leen ci gën a jàppale di leen ci dimbalee Orange nag li mu fi nekkee mooy jàppale ndaw ñi loolu nekk na lu am solo mais surtout ay projets yu innovants yi comme ni ko Seydou waxee moom mi nga xamante ni moo gagné woon prix bi ci atum 2018 mais da ngeen di des ñu yeggale. xam nga émission bi moom dafa bari fi ñuy dugg ak fi ñuy génn. en un temps 26 minutes non stop la. yoo xamante ni dañuy dugg ci statut WhatsApp bi. xool Facebook bi. xool internet en général parfois ñu dugg googliser yenn affaires yi. mi ngi noonu nekk na lu am solo Apulaay bu ñu jógee ci ñii di arnaquer ci réseaux sociaux yi am na yeneen image yi nga xamante ni tamit internet dañu koy partager mooy ay image du jour yi ñuy gis daje ci mbedd yeeg wala tali yi parfois di gën a alerter mbirum insécurité ñëw nañ fi lundi wax leen ay accidents yu doy waar yu am yu ñuy partager loo xamante ni toujours day gën a ñaax suñu autorités yi internet tamit day jariñ loolu
am na benn image bu ñu choisir woon def ko image du jour je pense mën nañu ko partager wan ko téléspectateurs yeeg internautes yi mooy camion bi def conteneur bi Apulaay réalisateur connecté voilà bon amul problème kon ñu jël commentaire internautes yi déjà ñoom ñëpp ngi voilà image baa ngi nii gis nga il y a 3 jours ñëpp a ngi ko doon partagé déjà gis naa ko ci benn page Facebook bu yoo xamante ni ay acte civisme lañuy dénoncer yu doy waar mais lii dafa nekk loo xamante ni peut-être nit ñi dañuy wax bu accident amee rek dañu naan accident am na parfois yu sew yi te lii sewul sax nekk na loo xamante ni vraiment moom la ñu def suñu image du jour c'est juste pour alerter parfois gën a conscientiser ñi nga xamante ni ñooy jëfandikoo yii di ko liggéey bu ñu xeeb dara ndax sécurité nit ki wala sécurité ñi nga xamante ni pax ñooy lay romb ci tali bi dafa nekk lu am solo dund doomu aadama kenn du ko caaxaane lii dafa nekk lu doy waar lii nag internet yi ñu koy proposer via hashtag bi sunu net d'habitude naan ñu wax leen ci lii alerter leen pour autorités yi jot ci comme ni ko Seydou waxee télévision Futurs Médias dafa mel ni réseaux sociaux ñëpp di partager comme benn réseau social bu mag rek ñëpp di partager comme Facebook voilà lii tamit benn internet moo ñuy laajte wala mooy laajte Sénégal gi yëpp lii ban cinéma la fan ci Dakar la gis naa ñëpp di ci commenter kii naan cinéma bi ancien cinéma Rex de Dakar situé sur le plateau 4 avenue Roume Dakar lii xam naa xale yi xamuñu ko de année 2000 yeeg yooyu xamuñu yi de non léegi commenter leen hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram maa ngi xaar commentaire yëpp ci suñu plateforme yi muy plateforme digitale yi nga xamante ni déjà équipe digitale baa ngi ci ginnaaw actuellement nous sommes sur YouTube live Instagram live waa Instagram xaar ma jaar fa xool ñoom tamit seen commentaires yi waa YouTube live ñoom ñëpp ñi ngi partager actuellement voilà question bi tamit c'est important xam na ñun tamit dañuy defaale voilà joxe waale parfois ay astuces quoi ci émission bi la bokk yi dafa ne Instagram léegi mënatul a poster ndoo ay photos yu bari xam nga Instagram dafa amoon temps yi rek lañ ko changé quoi dafa amoon possibilité nga poster ndoo ay photos yu bari nga choisir mais lii nag solution bi yomb na app wan leen astuce bi ñu leen expliqué sànq voilà solution bi yomb na c'est juste da ngay maintenant changement bi méttiwul quoi da ngay def appui long boo defee appui long di nga am possibilité option wu sélectionner ay photos yu bari comme ni ñu def ci photo Youssou Ndour bi dinaa ci ñëw léegi ndax photo bi tamit def na buzz ci ni mu changé profilam ci réseaux sociaux yi effectivement voilà comme ni ngeen koy gisee nii da ngeen def appui long di ngeen am possibilité choisir voilà nii la booy def Instagram voilà c'est très simple. merci beaucoup réalisateur connecté en temps réel ngay partagé ndoo wax naa ko télévision Futurs Médias day mel ni école lii dañuy jàng ku ci nekk di expliquer li ma doon wax ci Youssou Ndour page compte Twitter am bi léegi alhamdulilah certifié nañ ko. ndaxte ñu bari dañ ma doon taggee ku ne naan ma woy compte Youssou Ndour bi lu tax certifié nawuñ ko ba léegi effectivement léegi certifié nañ ko mu nekk ndam photo bi mu changé gis ngeen photo bi mu changé ñëpp a ngi koy partagé ci réseaux sociaux yi mu nekk lu am solo léegi compte Twitter am bi nag certifié nañ ko ñëpp a ma doon taggee ku ne naan ma léegi est-ce que nan lañ mën a def ba compte grand Youssou mu nekk icône mondiale kuñ dootul présenté ñëpp bëgg compte am bi ñu certifié ko comme ñëpp compte ñoom Donald Trump compte ñoom personnalité yu mag yi nekk ci réew mi ci àddina ñëpp seen compte Twitter dañ ko certifié léegi alhamdulilah compte am bi certifié nañ ko gis nga ko nouvelle photo profil bi mu changé mu nekk lu am solo ba ndaw ñaa ngi koy partagé ñëpp di ko félicité ci réseaux sociaux yi via Twitter jaajëf balaa ñoo jeexal di ngeen tàggatoo gën a ñaaxaat ndaw ñi ndax gaa yaa ngi commenté ba léegi ci partage yeeg mais surtout ni ngeen joxe information yoo xam ne ñu ci bari ku nekk ngi naan ñun yëguñu woon affaire bi donc lii baax na ngeen ñëw ci plateau yu ni mel partagé ndook ak internet yeeg téléspectateurs yi. dëgg la Mamadou. xanaa kontaan rek vraiment kontaan si ñëw teew si plateau bi. am na solo loolu vraiment échanger ak ndaw réew mi aussi comme ni ko Seydou waxee rek. vraiment di ñuy encourager ñëpp ñu am projet. ñu sauter le pas. tenter seen chance te xam ni que Sonatel moom askan gi moo ko fi taxaw. surtout ndaw ñi. voilà surtout ndaw ñi mu nekk lu am solo Seydou. tàggatool ndaw ñaa ngi lay suivre mais surtout di la encourager encore une fois.
di leen sant di leen gërëm ci invitation bi. di gërëm Orange. ak ñëpp ñi nga xam dañuy jàpp ci projet yi ndaxte projet moom souvent du doon benn nit rek dafay am kuy feeñ mais am na ñeneen ñu nekk ci ginnaaw di ci jàpp. ku am projet na nga jéem a xool kenn ku la ci jàppale su fekkee ne mënoo bind nga ut ku la bindal et cetera et cetera. nekk na lu am solo Seydou Ndaw nekk koo xam ni moo gagné woon prix entrepreneuriat bu Orange bu atum 2018 wax nañ ko ñi ngi waajal beneen prix dépôt yi nag mi ngi waaj a tëj le 5 juin li ci des bareetul donc di gën a ñaax ndaw ñi ñuy déposer seen projet ñu am possibilité remporter ci prix yi wax nañ ko fi léegi koppar gi bari na 5 millions ba 1 million ci diggante ngoo jël P2 3 am possibilité bokkaat ci yeneen concours au niveau international mu nekk lu am solo loo xamante ni vraiment c'est une opportunité pour les jeunes donc voilà lancez-vous dans l'innovation c'est important surtout jigéen ñi balaa ñoo jeexal Apulaay juste rek comme que innovation la xam ngeen ki créé TikTok. bon ki ko créé. benn chinois la xam naa ne tur bi day métti xam naa ne chinois la waaw. pour ñun de turu chinois yi quoi ay Xiang. voilà mi ngi noonu mais 38 ans rek la am. moom xam nga dafa démissionné information baa ngi nii c'est bien ñu partagé nag dafa démissionné. à 38 ans mu am budget 44 milliards de dollars yoo xamante ni instant yi li mu préféré mooy dem toog di lire di rêver. macha allah pare na ci moom moo créé TikTok mu def buzz actuellement ci àddina wërngal këpp gis nga incident diplomatique bi mu fi créé woon ci ay weer ci diggante États-Unis ak Chine. di wax ay données wala réseaux sociaux wala internet ni mu amee solo ci àddina ki ko créé nag amagul sax ñeent fukki at bàyyi na àddinaam léegi mu desee mooy nee na toog di lire retraité na ci 38 ans donc mi ngi noonu c'est une information boo xam ñu bëggoon ko partager ndoo ak yéen jox leen dig daje ba leen di continuer leen réagir wax naa ko li xew ci biir internet bi mooy seule émission boo xam ni avant la pendant ak après ciao ciao jaajëf Guigui place bi mu toogee ci sama côté yombul ndax képp kuy indi ndaw taw wala dara Guigui ngi jët Guigui Anta Gajaga ñoom ñëpp toog ci sama wet Darma ñu ne déetawaay macha allah Guigui pare di waat ci Jésus di wax ne man laalu mu joxe xaalis bi ba mu jeex waat ci Jésus mu saw mu dee 100 francs jël naa ko ci sa xaalis bi Guigui loolu mu def yëfu noobul la Guigui merci thank you bu dee ci côté sa xeet nee naa la amen alléluia amen amen Guigui merci